ana nan la ñu mën a def ba lépp lu ñu naal ngir wér-gu-yaram ñu daal di koy mën a matale rawatina ci wàllu matukaay yi ak jumtukaay yi ak koppar yi si war a dugg ngir suuxat ko ñu siy dalal Djibril Welle muy secrétaire exécutif bu LISTAB kuréel guy xeex lépp lu jëm ci wàllug cigarette muy tabagisme ak Amadou Kanouté di directeur exécutif bu SYCODEV di kuréel gu yittewoo lépp lu jëm ci wàllug yokkute ci diwaanug Afrique ak it mbirum yokkute ak lépp loo xam ne rek mu ngi ñeel doomu aadama yi nga xamante ni ñooy waaye jëfandikoo yi ñu leen di tippe muy consommateurs yi kon samay gan nuyu naa leen dalal leen ci la Total bloc d'information. alors li jiitu mooy coalition bi ngeen samp muy coalition taxawu santé li ci ëpp njariñ mooy ana ci yenn anam ngeen di fexe ba koppar yi nga xamante ni moo si war a dugg muy budget bi gën a takku gën a am doole. cigarette ndëkk bokk na si ngeen diir d'abord ñu commencé ci li sabab tànneefu cigarette boobule ak Kanouté laata ñuy gën a sóobu ci waxtaan wi ak li ci santé publique lépp ak li mu mën a jur ginnaaw sax jëfandikoo xeet woowule. jërëjëf Khalifa maa ngi nuyu sa téléspectateur yëpp di nuyu itam Djibril Welle bi ma àndal. waaw xam nga cigarette bi pon bi. dafa di loo xam ni dafa am impact bu rëy ci société boo gis. impact bi mooy dafay indi ay feebar. loolu ñuy tox xam nañ ko ñun ñu dul tox xam nañ ko. parce que bañ nañ ko ba dañ naan boo toogee ci wetu kuy tox yaa ngi tox. lépp lu ko dal mën na la dal même bu fekkee. ci pàcc bu ndaw la. ñaareel bi mooy bu ñu xoolee daal di gis ne. li nga xam ne moom mooy recette yi ñuy am industrie tabac bi ñiy defar tabac di ñu ko jox boo ko méngalee ak li nga xam ne société sénégalaise moom lay souffrir ci tëddum hôpital ci li muy yàq ci biir njaboot def ko weesu sore impact boobu duñu faral di ko gis parce que bi ñu xoolee dafa am suñu beneen partenaire boo xam ne ñoo ànd ci biir coalition bi muy CREES ñoom dañoo def gëstu daal di gis ne bu fekkee da nga jël lépp li nga xam ne mooy taxe yi nga xam ne moom la industrie wu tabac bi di jël di ko jox suñu gouvernement 20 milliards la par année boo xoolee emploi yi nga xam ne moom la industrie tabac bi di créer ça rapporte 4 milliards ci ay salaire muy 24 milliards mais bu ñu gëstoo bu ñu continuer seen gëstu daal di xool ñi tëdd hôpital garab yi nga xam ne mi ngi hôpital ñu ngi koy jënd li muy sooxe yi muy indi ci biir njaboot gi nga xam ne yow miy tox yaa ngi bàyyi sa njaboot foofu mu tëdd impact bi muy am ci liggéey bi nga war a def te mënatuloo ko def 122 milliards la jox mooy dégâts collatéraux yi ci collectivité waaw xam nga boo xoolee 24 milliards yu ñuy indil waaw ak 122 milliards yi nga xam ne moom la ñuy yóbbul nga daal di xam ne affaire u tabac affaire u pon bi war nañ ci def loo xam ne dinañu permettre au moins ñu daal di mën a ni benn nañ ko wàññi tox bi ñaar nañu fexe ba ñu mettre en place ay moyens ay jumtukaay yoo xam ne yow miy tox di nga dem bu tox bi dootu la ko jaaral. très bien alors Welle lu jëm ci wàll woowu gis nañu ne li muy yàq après si ay koppar lu may wér-gu-yaram bi moo gën a ëpp doole yéen am na benn bëgg-bëgg boo xamante ne ni xëy na yéen proposé ngeen ko mooy ñu surtaxé li nga xamante ne moom mooy cigarette mu doon loo xamante ni xëy na surtaxe yooyu dañ koy jël sóobaat ko ci paj mi. jërëjëf Khalifa donc di la remercier ci invitation bi di remercier également monsieur Kanouté donc comme ni nga ko waxee comme ni ko monsieur Kanouté waxee également je pense que dañu gis ni tabac dañ ko sous-taxé c'est-à-dire taxé ko comme ni ñu ko taxé parce que bu ñu ko taxé woon comme ni ñu ko taxé je pense que war nañ ci mën a récolter li nga xamante ni donc mën a tax vraiment li monsieur Kanouté doon wax léegi mu régler problème yu demee noonu. Maintenant ñun en fait ñu def ay propositions à l'État du Sénégal donc dans le cadre coalition bi. Première proposition bi mooy benn simulation boo xamante ni sur chaque paquet de cigarettes. bu ñu ci yokkoon daanaka 225 francs dinañu rapporter 18 milliards
donc loolu ay études la yoo xamante ni donc CRES jot na ko def. parce que ci coalition bi lañ bokk. te ñu gis ni 18 milliards yooyu je pense que mën nañu permettre ñu mën a renforcer yenn programme de santé. ma jox la exemple programme national de lutte contre le tabac. état moo ko créé ministère de la santé lañ ko logé. ils ont un budget en environ 40 millions par an. benn budget de fonctionnement. te seeni ay activités ay bailleurs de fonds ñoo koy financé. donc te état bon moom moo indi loi bi donc vulgarisation bi ak application bi. état moo ko war a def. donc ñu gis ni également boo xoolee la couverture maladie universelle donc état moo ko créé. mais seen budget c'est encore faible. les maladies non transmissibles également. logé au ministère de la santé. ñu gis ni également ñoom tamit c'est un programme boo xamante ni financement bi doyul. loolu moo tax en fait boo xoolee seen ay activité wala seen ay ambition doyul. donc ñu gis ni vraiment am nañu solution baa ngi fi. solution baa ngi fi et je pense que waxoon nañ ko à travers donc ay plateau rajo ak télé yu ba ñu wax ci Covid bi. ba ngay fàttaliku ba ñuy ut fonds force Covid. mais newoon nañ leen am nañ solution bu gën a gaaw. soxlawul sax ku ci nekk di contribuer ak yu demee noonu. parce que booy jox ku ci nekk di contribuer. di nga may industrie tabac. moom it mu mën a contribuer. indirectement quoi. comme ni ñu ko defee ci force Covid Sénégal. moo tax donc ñu ne. bii c'est une proposition boo xamante ni donc sur chaque paquet de cigarettes bu ñu ci yokkoon 225 francs. 18 milliards. maintenant c'est benn fonds la boo xamante ni dina permettre ñu mën a renforcer budget CMU. ñu renforcer les maladies non transmissibles. renforcer également la lutte anti-tabac. très bien parce que indirectement Kanouté cigarette bi wala tabac bi de façon générale dafay gën a yokk li nga xamante ni moom mooy li ñuy gën a soxla ci wàllug wér-gu-yaram ci wàllug moo xam ci wàllug ressource wala sax ci wàllug santé rek tout simplement. parce que bu nit feebaree parce que da doon tux li dugg si moom dana jéggi sax la nga xamante ne ni xëy na moom la ci def te loolu. si ndoddu nguur gi lay tàbbiwaat. loolu lan moo ci pexe à part surtaxe bi. prévention fexe ba nit ñi xam. impact bi nga xam ne tabac cigarette mën na ko am. ci sa wërgu-yaram. prévention information pour que nit ñi mën a xam impact bi mu mun a am ci sa njaboot. mais aussi boo xoolee 500 francs yi ngay jël di jënd paquetu cigarette. boo ko defee par jour multiplier ko par 30 jours. loolu am na foo xam ne xaj na foofu ci sa biir njaboot. ñu ngi nii CMU baa ngi laajte. 3500 francs. juróom-ñaari téeméer moom la ñuy laajte ne ku ci ne ñun nañ ko cotiser. pour que fu la feebar dab nga mën a faju. nit ñi bàyyi loolu foofu. dem di jënd cigarette boo xam ne 500 francs par jour la. xam nga yooyu nag dafa laaj. information. dafa laaj ñu yëgal ko nit ñi. xamal leen ne mooy li ñuy wax des dépenses discrétionnaires maanaam yow citoyen bi. mën nga toog daal di décider daal di ne man au lieu may jënd 500 francs ci cigarette par jour damay dajale 500 francs yooyu ci juróom-ñaari fan. muy 3500 francs. ma daal di dem daal di bokk ci benn mutuelle de santé. pour que fu ma feebar dab ci at mi laa la wax de. nga mën a jóg daal di dem faju ci. xam nga loolu jàngale la information la yee nit ñi la suñu campagne bi loolu daf ciy liggéey. très bien muy benn. ñaareel bi mooy li wele wax. dafa di dëgg joo xam ne réew yu bëri dañ cay jaar. daal di toog daal di ne cigarette bi puisque daf ñuy poser ay problème mu santé publique nañ ko taxé. ci anam goo xam ni ñun ñett ñii bu ñu déggee loolu daal di àndandoo daal di ne cigarette si kat cher na cher boo xam ni jaaralatuma ko. xam nga génn ci. boo ci génnee am na feneen fooy dugal xaalis boobu xëy na ci ñam la boo xam ni da nga koy jënd daal di koy jox say doom. ñu lekk ci. wala nga daal di lekk loo xam ne moo gën a nutritif. qualité bi daal moo gën a ëpp. boo fekkoon da ngaa jël sa 500 francs yi daal di koy dugal ci cigarette. ñun suñu jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel. ci affaire taxe boobu muy wax. mooy ne suñu réew yi dafa am budget yoo xam ne dafa tuuti. budget wu ministère de la santé. mi ngi tolloog boo ko xayma à peu près 5% 174 milliards. ci presque 4000 milliards. presque 5% la. te loolu lépp mën nañu ko si renforcer donte am na
yeneen bërëb yoo xam ni dañ ko ciy boole parce que boo xoolee am na ay infrastructure yoo xam ni daawaati jéeg la ñu jëloon bor dette dégg nga pour tabax infrastructure yooyu te gouvernement baa ngi koy fay donc dañ koy boole ci biir 5% yooyu boo xoolee daal di ne école bu mel ni école de santé bokkul ci budget wu ministère de la santé hôpital principal bokkul ci budget wu ministère de la santé dañ koy jël boole ko donc dinañu yóbbu daal lu tolloog peut-être 8% 9%. mais xam nga loolu tuuti na ba léegi. dëgg la parce que réew mi moo décidé daal di ne lii di wér-gu-yaram lii di jàngale mooy li nga xam ne nit ñi loolu la ñu soxla. très bien bu ñuy waxi nit ñi capital humain bi la ñuy wax. ñu daal di ne loolu dafa am maanaa ci réew ñun dinañ ci taxaw. daal di fexe nit ñi wër daal di fexe nit ñi jàng. très bien mais sensibilisation bi am na solo mais est-ce que dina doy en sachant que kii yor téeméer di si jënd cigarette xam ne bés bu si feebaree mën na see sax faatu bu si feebaree dina si dugal wala ay mbokkam daañu si dugal lu ëpp loolu li nga xamante ne moom la ci def kooku dafa am jàngoro mooy addiction. est-ce que tamit yenn saa yi ni ñu ko war a gérer dinañ ko ni gérer parce que booy seet également cigarettes yi ñuy jaay si suñuy réew yi mën nañ see def lu leen neex amul benn contrôle boo ko méngalee ak cigarettes yi ñuy jaay si yeneen réew est-ce que loolu aussi du lu ñu war a xoolaat déjà. waaw je pense que loolu bon liggéey nañ ci ñu ngi ci wax nañ ci donc je pense que duñ ci jóg. parce que boo xoolee comme ni nga ko waxee léegi sensibilisation kese doyul. parce que tabac drogue la. d'après l'OMS le tabac c'est une drogue très dure. c'est-à-dire nga yokk njëgu cigarette terewul nit ñi dañuy jënd. parce que dañ koy soxla seen yaram moo koy soxla donc loolu nag li koy mën a dindi mooy benn accompagnement. comme li ñuy wax sevrage tabagique. mais aussi renforcer c'est-à-dire jël ay textes. pour mën a vraiment di sanctionner. donc boo boolee yooyu si ngay mën a amee impact à long terme. donc sensibilisation rek ñun xam nañu doyul parce qu'on a beau sensibiliser mais. quand tu deviens esclave du tabac mais mënoo bàyyi même bu ñu lay wax ni boo arrêté wul suba boo moytul da ngay faatu gis nañ ko gis nañ ñoo xam ne dañu naan carrément je suis prêt à tout mais dama bëgg arrêter malheureusement amul garab amul médicament amul donc te cigarette amul classe day xeeñ waaw bon xam nga tamit bon da lay yàqal. waaw bon xam nga bu njëkkoon daan nañ sax tux si ay plateau de télé. waaw mais jamono dox na ba léegi. voilà léegi am nañ si ay jéego am na bëri yoo xamante ne mënatu fa tëb. waaw c'est parce que li ko waral mooy Sénégal aussi dafa def ay jéego. par rapport ak xeexum cigarette. boo xoolee ñu koy citer parmi vraiment l'un des pays vraiment yi gën a avancé. c'est parce que dañu am loi yu am doole. mais loi yi waruñu am loi yoo xam ne dañ koy voter di ko denc ci ay tiroir. donc c'est des lois yoo xamante ni dañ ko war di appliquer. tout à fait parce que application bi moom mooy tax vraiment ñu mën a wàññi la prévalence du tabac. c'est-à-dire ñu xam vraiment est-ce que loi bi am na impact. beneen bi mooy dinañu protéger également les populations. bi ci topp mooy également boo appliquer yenn dispositions de la loi. mais dina la indi xaalis. mais xoolal amende yi. ñaata tuxkat ñoo nekk Dakar. ñu ne tuxkat bu nekk boo violer loi bi ci benn espace public mais 5000 francs ngay fay. ci benn bant cigarette boo jëndee juróomi dërëm. mais kooku bu ñu ko appliquer comme il le faut déjà benn niche ngi noonu. pour am des ressources également. donc je pense que sensibilisation bi dañ koy accompagner également ak. application loi bi mais aussi nguur gi dafa war a créer ay centres de dépistage. ay centres de sevrage. malheureusement bariwul fi. mais li ma bëgg a laaj surtout mooy contrôle bi est-ce que xam nañu li am ci cigarette si. waaw loolu nag. ba xale bu ñuy tux duñ ko mën a bàyyi. waaw malheureusement xamuñu ko parce que Sénégal amuñu laboratoire. bi nga xamante ni laboratoire bi am benn. bi OMS agréé mu ngi nekk Burkina Faso. je pense que scandale bi fi amoon mooy par rapport ak cigarette suisse yi. bi amoon bañ naan benn fabrique bi nekk Sénégal bon Philip Morris. cigarette yi mu doon commercialisé du woon cigarette yu jaar yoon. c'est-à-dire dañu doon dépassé taux yu ñu normes yi ñu bu ko defee nit ñi di gën a accro. très bien donc objectif bi loolu woon boo xëccee benn yoon ñaari yoon nga mën a ñu mën la jàpp. dootoo génn donc loolu bañ ko dénoncé. il a fallu ñu dénoncer ko pour que ministère dem def ay tests. ba ñu defee ay tests au niveau du Burkina Faso résultat yi dafa wane ni li ñu waxoon mooy dëgg parce que. fi ñu waroon def 5 milligrammes dañ ko yóbbu 11 milligrammes. gis nga loolu donc loolu c'est pas normal. c'est parce que aussi suñu réew yi bon dañuy bàyyi gars yi installé wu di def lu leen neex ci cigarette bi. amul contrôle amul dara gars yi di tux di feebar. donc voilà. alors Kanouté est-ce que li ñu naan industrie tabac dafa am kattan goo xamante ne ni nguur gi sañu ko faire face loolu cliché la wala lu ngeen am ay éléments de réponse la. gis nga loolu dëgg ju wér péng la. malheureusement l'industrie du tabac l'industrie pharmaceutique ni ñuy influencer suñuy politique de santé. lu doy waar la. te nag yàlla dafa def
muy ay industrie yoo xam ni non seulement ñoom li ñu am ci alal rek am na ci loo xam ni ëpp na ñun suñu budget oui mais ñaar seeni réew dañuy nekk seen gannaaw di leen jàppale dans les relations internationales ñu ñëw di ñu lor. mais dañuy ñëw daal leen ni bëggoon nañ de defaral la lii jàppale la ci anam gi mais dañoo bëgg itam nga bàyyi suñu industrie ji tabac bi mu def lii wala nga bañ a laal prix yi réew bu mel ni Burkina Faso gis nga ba ñuy def seen transition bi ba Blaise Compaoré demee ñu daal di indi comité national de transition ña nekk ca assemblée nationale ba ma waxtaanee ak ñoom parce que en un an ñooñu jot nañoo voté lu tolloog fukki loi ba may waxtaan ak président wu assemblée laaj ko ni ko waaw su fukki loi yooyu yan anam nga gën a am ay jafe-jafe mu ne ma ñaar benn bi industrie minière ñaareel bi tabac oui dama dem ba dama tiit dama ragal parce que benn maa ngi doon sentir ay menaces yoo xam ne ñu ngi koy teg ci député yi ñaar ñu ngi leen doon guerre ñett man ci sam bopp dama dem ba dama sentir ne avancé yooyu nga xam ne maa ngi koy bëgg a indi ci Burkina Faso waaw yu ci bëri am na fu ñu may jaar pour que ñu mën a def loolu gis nga daal dina nag industrie du tabac bi ak industrie minière ñooñu laa ci gënoon a ragal donc loolu nga wax noonu oui dëgg ju wér péng la am nañu doole boo xam ne am nañu kattan boo xam ne tey bu leen neexoon ñu daal di bloquer sa industrie yu bëri daal di lay chantage ci kaw seen 4 milliards yooyu ñuy fay ci salaire loolu il faut yu léegi mën nañu fexe très rapidement daal di ne oui ñun kat fi mu ne toll nañ ci situation boo xam ni dañoo war a dàq lu tolloog 100 personnes xam nga 100 borom kër téeméeri borom kër nga jékki-jékki rek daal di ne dàq naa leen kooku réew bu ci ne président bu ci ne boo toogee dégg ko ministre bu ci ne boo toogee dégg ko di nga toog daal di ne naa xoolaat affaire bi mu ngoog kon jafe na daal dafa am fu ñu téye jafe-jafe boobu alors Wele est-ce que à votre échelle yéen sentir ngeen pression boobu waaw au début sentiroon nañ ko surtout ba ñuy voté loi bi vers 2012 2014 oui bon amoon nañ sax suñu ay njiit yu doon subir ay menaces ah oui carrément amoon na ay agression ba ñu dénoncé ko mais comme ni mu ko waxee dañu am doole boo affaire mafia la waaw non bon en tout cas am na lu làqu ci ginnaaw oui donc vraiment bu ñu demee ba Sénégal en 2009 bon ñuy inauguré usine cigarette ba premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye di ko inauguré mu nekk loo xam ne kenn mosu ko def ci àdduna bi ça pose un problème oui bu ñu demee ba loolu xeetu caution la non loolu parce que dafa am fu ñu téye dafa am fu ñu téye quoi tu vois bu ñu demee ba ci suñu réew yi ay professeurs d'université ay chercheurs ñëw gis président de la République à l'époque Abdoulaye Wade ne ko dañu bëgg vraiment nga fexe nu ñu régler problème cigarette bi parce que ay jafe-jafe lay indi mun leen bu ngeen ma mën a indil entreprise bu ma mën a fay taxe yu toll nii ma génnee fi usine bi kon ça veut dire que am na fu ñu téye donc ñun dañuy miser trop ci vraiment ci taxe yu ñuy jox oui donc loolu mooy tax du ñu mën a vraiment faire face mais en termes de chiffre bu ñu xoolee tey li muy dugal ci ay taxes ci nguur gi ak li muy coûter ci patient yi muy jàpp bu ñu defee balance bi la ban moo ëpp mais ñoom ñoo ci perte nguur gi mooy perte Kanouté wax na ko léegi boo xoolee 24 milliards la industrie du tabac rapporté en termes de taxes mais ñun ñu ngi dépenser environ 51 milliards pour prendre en charge les maladies liées au tabac donc xam nga loolu kon ça veut dire que boo defee balance bi tout à fait xam nga ni nguur gi moom mooy perte lu ëpp maintenant ñun loolu moo tax ñu pousser la réflexion pour ne étant donné que nguur gi 51 milliards lay def environ pour vraiment jël en charge les maladies liées au tabac mais il y a une solution bi mooy nañu augmenter la taxe parce que aussi boo xoolee dañuy jox exemple yeneen dëkk yu ko appliqué muy jàll en Côte d'Ivoire c'est 2% de taxe moom mooy financer le sport la fédération la fédération ivoirienne de sport le sida et la lutte anti-tabac au Tchad c'est 100 francs sur chaque paquet de cigarettes moo leen rapporté 4 milliards moom la ñuy financer la couverture universelle au Tchad maladie universelle au Tchad donc ñu gis ni vraiment il y a une possibilité et que aussi am na ay lois ay directives yi nga xamante ni au niveau de l'UEMOA teg nañ ko fi donc ñun war nañ mën a dem au-delà de 65% parce que actuellement suñu taxe mu ngi toll 65%. mën nañ jàng ci loolu mais booy xool par exemple loi yi nga xamante dañ koy jël Sénégal est-ce que dina am suivi bi ci war parce que déjà mbirum présentoir
posé woon nañu ko ci boutique yi ñuy jaayee cigarette mais tey boo demee ci boutique yi doo fa gis benn présentoir bu ñu tëj en tout cas te publicité bi nga xamante ne dañ koy tere itamit de façon détournée mu ngi am est-ce que suivi bi war a am tigi ñu ngi koy nemmeeku est-ce que foofu du faiblesse également. loolu doon wax léegi parce que bu ñu xoolee daal di ne ay loi naam am na fi. mais suivi bi effectivité bi. daal di assuré wu que ni puisque dañoo ne bërëb la boo xam ne ñëpp a fay daje. lieu public kenn waru fu tux. demal nga xool rek yow ci sa bopp di nga gis ne. loi boobu ñu voté am na ci bërëb yu bëri yoo xam ni tey Sénégal respecté wuñ ko. parce que bu ñuy wax cigarette aussi la ñuy fàtte am tux la ñuy wax de façon générale. boo xoolee par exemple chicha yooyu ñuy wax. mooy les narguilés. eh bien dafa am ay bërëb yoo xam ne si réew mi. dañ ko fay tux. xale yi dañ ko yóbbu si plage bi di ko tux. te xamuñu ne yooyu yëpp dañ ko tere. mais exactement. defe naa ni nga baal ma rek monsieur Kanouté. c'est-à-dire loolu li ko waral mooy yéex yi am ci wàllum jël yenn textes yi. chicha boobu pour régler ko dafa am benn texte ministériel boo xamante ni ministre de la santé signé na ko ministre du commerce signé na ko arrêté ministériel la. moom mooy tere chicha Sénégal. mu jeex benn yoon. mais texte boobu mu ngi bloqué au niveau du secrétaire général du gouvernement depuis presque 1 an. deuxième texte bi ngay wax par rapport ci boutique yi. njaayum cigarette loi bi dafa ne léegi kuy jaay cigarette Sénégal da nga war a am autorisation. mais décret bi mu ngi bloqué. sur la table. donc du secrétaire général du gouvernement. ba tey jàllugul en conseil ça fait 2 ans. donc loolu tant que yooyu gënul mënuñu vraiment faire face mën a xeex pour. régler jafe-jafe yi. parce que li tax mu dangereux mooy cigarette dafa banal dañ ko banaliser boo ko comparé ak gravité bi nga xamante ne ni am na ko est-ce que waruñu dem envisager dem ba àgg ci ay bureau de tabac nga xamante ne du doon li ñuy jaay ci biir boutique yi ñëpp mën si am accès. loolu moom doon na loo xam ni de toute façon. bu ñuy waxi loi bi yooyu yëpp fan lañ koy jaayee. kan lañ koy jaay kan lañ ko mën a jaay yooyu yëpp il faut que ñu xoolandoo ko. parce que pour nga gis benn boutiquier ne xale bi. exactement amoo atu jënd cigarette. exactement bu amee tamit bariwul. ñaata famille ngay gis. ñu toog daal di jël seen benn doom boo xam ni. 10 ans la am. yónni ko cigarette. ñu naan ko demal nga jëndal ma cigarette. xam nga le fait que nga koy yónni muy jënd cigarette. pour moom yaa ngi dugal ci boppam ne lii lu baax la. lii amul dara lu ci ne. parce que moomu ngay yónni muy jënd cigarette dafay dem ba daf koy intérioriser daal di xam ni. daal di yaakaar ni. cigarette lu ñu war a jënd la. sensibilisation fa la ne. loi daal di ñëw mottali ko parce que bu fekkee yow parent ñu ngi lay sensibiliser. xëy na di nga dem toog ba ni waratuma yónni sama doom muy dem di ma jëndal cigarette. mais bu fekkee xale ba dem na ca boutique ba yow jaaykat bi nga daal di xool xale bi xam ni kii am na at boo xam ne amu ko 18 ans motagul. nga daal di bañ ne ko duma la jaay cigarette demal nga wax ki lay yónni mu ñëw may su boobaa. dinañu gis di nga yeddaale ki ko yónni. exactement oui. donc yooyu yëpp dafay di loo xam ni. il faut que ñu boole ko. mais xam nga Khalifa. dafa am loo xam ne ñun ñii nga xam ne tey ñu ngi wax pour que loi yi ñu mën ko bind. xaatim ko adopté ko assemblée nationale bu ñu ko adopté ñu daal di fexe itam ñu mën ko jaarale ci anam ngoo xam ni dafay effectif maanaam loi bi dafay am doole. nit ñi daal di koy respecté. mais loolu yëpp bu fa jógee ñun li ñuy wax mooy il faut ñu yokk. li nga xam ne moom la ñuy fay taxe tabac. pour que ñu jël ko daal di koy dugal ci lu mel ne. la CMU bi. ci lu mel ni les maladies non transmissibles. ci lu mel ne sport. comme ci yeneen dëkk yi. mais xam nga jafe-jafe bi lan la. benn bërëb yi nga xam ne mën nga fa jëlee xaalis boobu. maanaam li ñuy wax niche yi ay bërëb yu làqatu la yoo xam ne xëy na duñ ko xalaat. te mën nañ ko taxé mën nga fa jëlee lemp bu ndaw. lu ndaw lay doon de. mais boo ko boolee dafay daal di bëri. benn jafe na nga mobiliser loolu. ñaareel bi boo xasee bu mobiliser loola sax. dégg nga yenn saa yi dafay jafe nga am ci gouvernement bi mu daal di koy jël daal di koy féetale mbirum cigarette xeex cigarette.
ñaari affaire yooyu mooy suñu problème. donc bu ñu taxawee tey volonté def am suñu na si plaidoyer bii. mais aussi am na ay réalités yoo xamante ne nii réalité yu fi yàgg la yoo xamante ni daanaka xeex ka du yomb. exactement. Oui. xeex ko du yomb. mooy l'unicité des caisses. mooy l'unicité des caisses. dégg nga mais tey suñu jafe-jafe bi nga xam ne moo gën a tar. bien que gouvernement bi nangu na ni peut-être war nañoo mun a am plus d'argent ci tabac ci cigarette ci pôle. dégg nga fexe ba mobiliser ressource boobu. benn jafe-jafe la ci ñun. parce que xam nga sànq yaa ngi wax naan industrie du tabac dañoo am doole. waaw pour que nga ñu nangul la sax ne nga tegal ci seen nga teg ci seen paquetu cigarette 5 francs. yenn saa yi dafay jafe. très bien si wàllu sensibilisation bi dina ñëw si loolu laa bëgg a jeexale mooy augmentation bi nga xamante ni war nañ ko si mën a def mais si wàllu sensibilisation bi am na loo xamante ne ni xëy na du ñàkk ba CNRA war na si mën a am baat parce que yenn saa yi di nga gis ci ay yenn vidéo yi ñu si wane chicha boobu ñu wax léegi mooy nargile bi nga xamante ne dafa dem ba nekk effet de mode. mu mel ni léegi xale yi ku ko si deful sax dafa mel ni bokkoo si move bi comme on dit. est-ce que aussi audiovisuel amuñu si ab cër. ci xeet yu mel noonu parce que dañ koy banaliser. am na réew yoo xamante ne boo fa demee cigarette ci télé bi dañ koy flouter. mais Sénégal loolu amu fi. bon je pense que. même dans les films même si film yi. fiction yi ñuy teg oui comme ni nga ko waxee bon ñun vraiment c'est la énième fois. jot nañoo saisir CNRA. ci exemple rek bu ndaw mooy téléfilm yi jaar ci suñu télé yi. oui gis nga gars yi les chaînes de production là dañuy tourner lu bari. ay chicha ak ay cigarette ak yu demee noonu. alors que loi bi moom moo ko njëkk a tere. donc saisir nañ CNRA saisir nañ également responsable média yi. pour waxtaan ak ñoom. pour wax leen ni mais ñu ci bari da ngay gis ni jafe-jafe bi ñuy am mooy yëguñu sax ni loi da koy tere. am na ñoo xam ne dañu naan amuñu xamuñoo ni sax am na loi buy tere. kon ça veut dire que y a un travail de communication. ñu war a def à ce niveau. donc mais kooku nag. du suñu liggéey ñun kese. liggéeyu état également mu ngi ci. mais bu dee état moo war a def loolu état amul moyen état day dem di wuti ay financement ci ay Bill Gates ak yooyu. alors que mu am possibilité bi moo tax ñu ubbil ko buntu bi. pour wane ko vraiment am nga possibilité pour mën a renforcer say moyens. mais aussi mën a parce que mën naa la jox un exemple. mais force de défense et de sécurité ñi nga xam ne ñoo war a appliquer loi bi. am na ñoo xam ne xamuñu yëguñu sax ne tuxkat bu dox ci lieu public war nañ la amende à 5000 francs. yëguñu ko am nañu ko yëgul. donc ça veut dire que y a un travail bu ñu war a def. mais il faut que ñëpp defandoo ko. très bien à ce niveau. am na aussi yokk boo xamante ni c'est graduel par exemple am na réew yoo xamante ne bu fa demee chaque année ñu yokk si. ay fistine dina dem ba at moo xamante ne nii. sa dëgg-dëgg cigarette dina dem ba war a mën a jar junne. je pense que bu boobaa nag sa dëgg ak loo addict di nga xoolaat sa junne bu baax balaa nga kaa des paquet de cigarette. ci loolu lañ war a def. boo demee par exemple boo demee bu mel ni France léegi paquet de cigarette àgg na si 10 euros. te mu ngi dem parce que chaque année ñu yokk si quelques centimes d'euros. exactement est-ce que waruñu dem ba foofu. exactement bu ko defee gars yëpp xoolaat junne yi nga xamante ni mën naa dépense ñaari fan ba si ñett. ñu bàyyi cigarette bi. ak vente au détail bi fii. aussi détail bi aussi problème la yooyu yëpp ay aspects la yoo xamante ne nii xëy na il faut ñëpp daal di siy sóob seen loxo kon jërëjëf Amadou Kanouté directeur exécutif bu SYCODEV ñu lay gërëm di la sant di gërëm également Wele Djibril di secrétaire exécutif bu LISTAB banxaas gi xeex lépp di jëm ci wàllug cigarette mbokk yi jërë ngeen jëf ci seetaan gi.